mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu ñu amaat mbégte ak kontante comme ni ñu koy tàmmu di defee mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñooy seetaan télévision Eco TV si seen émission bi nga xam ne moom ngeen gën a bëgg muy Eco Show ñu teewaat ak yéen fii am di leen ko indil every Monday and Friday tey incha allah rabbi ñu ñëwaat ak yéen si yeneeni programme incha allah bu soobee yàlla ak samay naataango yi ma toogal. su ko defee danañ leen faram-fàcceel comme ni ñu koy defee always li xew si réew mi ak bitim réew ak li ko wër incha allah tey nag ñu am fii incha allah ñëpp xam nañ ne suñu mbokk chrétien yi ñu ngi si seen Good Friday comme tey bu ñu fa jógee ko incha allah dinañu am Ousseynou xam nañ ne keesam bi mu ngi mooy virage right now si dëkk bi su ko defee danañ ci indi ay yaatal Eco TV wàccoon na si ground bi ànd koog ñoom bu soobee yàlla. suñu fa jógee ko danañ dem seeti ji Lawyer Ousainou Darboe His Excellency nga xam ne moom it amal na statement am bu ñu dellu see si plateau bi bu soobee yàlla political party yëpp danañ ànd ak Roqi moom it mu am lu mu ñu faram-fàcceel seen statement bu ñu dellu see nag danañ ànd ak Awa njóobeen bi su ko defee moom it am na loo xam ne moom la ñu amaloon di lu am solo moom nag wax dëgg yàlla heure bu génnee rek bu ñëwee indi lu am solo. bu ñu dellu see si plateau bi nag ànd ak Abdoulaye Sow sopp la jéeri borom nag ak meew yi moom it Roqi am na lu am solo lu ñu indil tey waaye Roqi waaye namoon nañ la de. maa leen raw maa leen gën a nam rek dem bàyyi ñu su ko defee bu ñu dellu see nag dugg si cëppaandawal émission bi daanelee ko sport ñun ñëpp xam nañ ne sport bi moom fan yi mbokki awa yi parce que moom half and half la Sénégal Gambie mbokk mi eri ñu yóbbu ñu ba Sénégal wiin ñu waaye is nice su ko defee loolu la ngeen amaloon tey bëriwul waaye dinañ ñëw si plateau bi faram-fàcceel leen ko ak suma naataango yi ma toogal Roqi xanaa rek li ñu def mooy ñu bàyyi la nga nuyoo incha allah rabbi di la wax ne gars yi namoon nañ la lool. baraka bake Elimane ndargadaye moɓe mis mbe janala bari insafo ngolole ɓe jana bari soɗɗo mo beɓe janne kat fo ga o skatama muna we voice no ga ya groupe o fana kono jala ka falle ko ngal be misle aninna audience ol be fan so min ka Eco TV international people's choice folo ngal be misle ka moɓe contondoro toni conton di mala badi mala han be rohiyatu touré ko Elimane ya fa ñamen doron bi nga ñina sotale be nal nak ka be jabake so wotale fay sania set say ma contondoro mbul bi ma doron mu ngi noonu di Roqiyatu gars yi namoon nañ ko lool Ousmane ñu ngi lay nuyu di la dalalaat ci Eco Show. assalamualeykum mbaɗi jiiɓe nan mbaɗi mallaɓe jani noon tollen nataje nan jan pour kananan kan news interview fenare na mi yalum ko adala ka kala jan Eco TV international the people choice April Friday anin April Monday no so alnal mbaɗi maren Abdoulaye so al semol follow no on all our social media platform wala sadio dal comme lenga kibar o sen dawo dal c'est que mo frodi minu yaron ko al sa sotono so hani bimbe kontondiro mo rondira Elimane kan jereje bu baax man la delo nuyu bi masha Allah sopp la jéeri borom nag ak mee aw jóg njóobeen nuyu nañ la dalalaat la si Eco Show am na commentaire bu ma jot nag waaye du ma ko wax léegi balaa ñu close émission bi dinaa ko wax. assalamu alaikum badum lamelula ni jibe la lo mil be jang ani mil be bantala banko kan alnal badum malang awa job Eco TV lenderon international people choice comme delta ka kala nyama nderon ka kala mtandio kala kibaru la mil ya lon ko dala dibo kono ka be jaba ke sawata le killing abi de ngami so kala jang important ba ke la wote la siran ko mata si you stay tuned to enjoy more ñëw tey man kontaan naa si yow de yow ñëw tey tey dafa mel ni yaramam dafa tàng Roqi mu ngi tàngi kay Roqi xanaa rek ñu dugg si programme bi comme ni ñu koy tàmm di defalee askan wi askan wi ñoo namm suñu Eco Show ndax liñ leen di jox moo leen neex su ko defee tey comme ni ma la ko waxee am nañ fi Good Friday nga xam ne suñu mbokku chrétien yi ñoom xam nga ñëpp xam nañ ne ñu ngi woon seen weeru koor su ko defee rek buñ mënee ànd ak rési Good Friday bi ñu gis nga ko mooy lu mel noonu Ousmane noo gisee gars yi man problème bi ma am mooy ku fi am mbokku chrétien nga dimbale ma si jox ma numéro ndax moom tey foog ma naan mburu moom Ousmane noo gisee mbir mi. waaw
balaa maa jox kàddu gi roq waaw ñoom tamit seen bési feet la gaa ñu tuddee ko Good Friday which that is very very good because da ngaa gis comme like ñun ak Christian yi ñun ñoo fi nekk so da ngaa gis like comme like soo amee even su fekkee néeboo Christian la da ngaa gis comme like bés bu mel ni comme tey gaa dañuy ñëw yekkal la naani mbuur so te Gambia fii nii we have Muslim and Christians waaye lu ma munti wax comme like suñu diggante bi moom dafa overla rafet comme like bési tey man suma demee si suma Christian néeboo si doo xam ne dama Muslim la wala duma Muslim that shows that we are tolerant, understand nga so meaning the same thing also implies man suñu amee tabaski suma may am beneen Christian friend kooku noonu suma bési tabaski dama dee toog gañoo ma seen bi the likes of Pauline Williams moom nekkul fii nii léegi mu ngi UK daf ma dee wax so yow sanse nga de yow noonu daf maa toog bi ma xaay tres mais ni tamit the same thing implies the likes of Marimani and also Emmanuel ñoom yëpp suma xarit lañ so dangaa gis la comme like the relationship between us and them is very very important so we are wishing them happy Good Friday and also happy Easter in advance. Happy Good Friday sunu mbokk yooyu Rocky kàddu gaa ngi noonu. waaw comme nga kàddu bi du ma ko guddal waaye li ma wax rek mooy happy Good Friday to all Christians around the globe especially ñu nekk Gambia fii nii parce que balaa nga nuyu keneen ku nekk ci biir foog naa sànni boo ki nga toog ak nga nuyu kooku noonu te gaa seen feet bi dafa important trop si ñoom te relationship between Christians and Muslims dafa dem beyond like normal neighbor relationship boo seetee ñun suñ diine Islam ak Christianity boo seet comme diine ñu gën a niroo Christianity la ak Islam dañu over similar si wàllum religion dañ dee julli gaa dañ dee julli dañ dee or gaa dañ dee or def lu baax Islam dañ koo def Christianity mais dañoo def lu baax so gis nga Islam dafa baan lu bari Christianity tamit dafa baan lu bari si wàllum doomi Adam so si ñoom la ñu like si even scholars si dañ ko dee wax ñoom ak Islam Christianity ak Islam lañ dee gën a lifin ñoo gën a niróole diine so su ñëwee foofu noonu rek that is very important te tamit the relationship between them and the Gambians Muslims here dafa important trop te dafa rafet they are tolerance of each other's religion te loolu dafa rafet trop masha Allah mu ngi noonu awa in Mandinka come baafal ñaami dorom bi mi tol fana nan baale la seo num ba comme man fanko wato dum fan Good Friday yes comme Good Friday wa xamna Good Friday la luma bëgg wax mooy comme dol fana nga no na salo min tamit na dol fana na salo min tamit da kam te dol fana ñimi tol fana na salo to tan doron so mba fale doron ko Good Friday comme Christian le musulman lu be gambe ja mashallah comme ka jimbe ko comme be mo fenka kilo to tan doron fatan fasa man tare te man salo na hanan ni bele kan na salo ko ke kan di fana ka parel kale ka picture sol post e ka mol wis hanta fa on na class ni Christian jamaa la class ke bar ka salo si ta doron ya wis le ka fa ko tamen so wosi ka do mo be wis la Wosifa bu la be mis la drone bu ñu fa duggee dañuy jàll rek si keesu Ousseynou ñun ñëpp gis nañ la fi xew fan yi si dëkk bi Rocky xanaa ma bàyyi la rek yow nga am jàngat yoo si indi ndax waaw si wàllum dëgg nañ ne bàyyi nañ leen ba delluwaat nañ seenu njaboot su ko defee xanaa ñu bàyyi rési ñu wan vidéo bi bu ñu dellu see indi si ay yaatal insha Allah ndax no masa kundai ayalam paral dia mundi yake ala ye sabari ti yaga si fayo la ninji kan di fayo kan di nuwol sila nuwol la nyamta nyokon odu mo ninke bala bakelole bar sai mbiri ko Hussein Bula ngon kata kamal di nuwol fala be finta nyama ngon kata kamal bar sila nyimi ko baseng e dinu member ma siatal de e dinu mem nindal ke balam ndal ka boro min keno di nuwol bi ka boro kan ala jang tes ti nyami mbata fiyo la marché da bir ngamay rek ngana fengal park marché da nata na jam wa fu da ke noje wafu da kenno mer ndu min fala boyta buru futu loptano jewa farna tep buru futu loptano to farna tep mer ndu min ala ko dana ma du kelo ko de mala minam keloti imala min tiya gasot wala be tiya gasot stifu nyim marso bi nyim fam alhamdulillah rabbil alamin min ka da ngina ala do ne ala nyim ko landi semti ha ko do su nyaata la mo bay lolu fengol wa o tatal ko do ni mo bay lolu o tatal mbiko ko mo mbiko ba dindi wala sefo ngolo fo bar ko do oba alabul ha anaka masakunda usel manjo fenkati amanda UDP amanda APRC amanda MPP amanda poti asa usena amileke
munale Useni mo tay ya bula ya murni lefto lonna ba Useni mo le asay lefto lonna wala tunan fitida na telo ke ko alma ale on bele na paso tiba garasi nga sira ma diala kasi ndaka duga mi wafu jele jeng mbam ka buso ko dafa buso fa tep ngadi yala aya samba ndama ka diamond mama jabi andalo mol ko non ay lo mol gars gis ngeen ba léegi ñu si Ousseynou Gaye seen bunti kër tension baa ngi mun a xay because demoon naa si kër Ousseynou mbokkaam yi pour ma waxtaan ak gars waaye seen xoolal ngeen Let's go there. We are right here in Burfoot. This is not only about Ousseynou and his sister, Ami. It is about every Gambian that we have in this country. What happened to Ousseynou yesterday and his sister could happen to me. Was Anala's sister, free Ousseynou and free this sister, and free all Gambians. We are not enemies. Don't move back in the on let it. Yeah, bro, kuntu be yellow member, and I'm broken to wear the same yellow label. So, within 3 hours, Molmialako, they are chosen to protect the life and the property of the people. As you went to I'm in drunk in few time. How many bunch of tear gas wasted on only human beings? Ndol. Huh? Tiagas jelle fayda nan tol kanjang fo wanyanda kelale bang ndol mumu bangu ni wade nyanda kelan tol bang it's not nice mbal dan la man sakunda please altal hakilola amonge ko Allah barako Allah sembole al kenyundula Allah subhanahu wa ta'ala mazatalla wala al choose al tamini nyado please ngada hakilola be bakilin fakilin be gambian killing so me min ko don hamme ko mun ko de mi mu kayroti du karalim bulanga tamande ngake ko min nyanta kala nyamme be nyanto sotole mbe nyado sodo nyimbangu gang ngal dani alay kila e dukare al nga hakilo tamandi nga kairo ning tenko sabatin Could happen to any one of us tomorrow. This is why we are out here to show our anger to the government of Adama Barrow that what they are doing is injustice. We want justice for the Bojan siblings. We want a better governance for the people of this country. We have been suffered a lot. Since in the morning, we have been here protesting. As you can see, the paramilitary officers are sending tear gases into our homes. Na Merol, na Musukonoman, na Dindiwan, whatever affected as we speak right now. You shall be comforting. I don't think I want better here. This is why we have to talk to some of them to make sure we convert again and see how better we can leave the community. Not outside, need to engage rather than build in the community. Tiagas mo fela musol kan mero be african look at man se kono sign sign mero be hene be pak be seda and they do it traje ne fotulo e boy so let's have a solution to this. Tiagas o ka fa start o kono swol kono it's not the solution. Mero la bije musukar man la bije dini wala bije they are all been affected. mu ngi noonu mbokk yi gis nga ko loolu mooy keesu Ousseynou bi xew-xew boobu mu nga amoon foofu sa Brufut di lu doy waar waaye nag ñu ngi ñaanaat ci réew mi jàmm
nañu dalaat bu baax xam ne réew mi ñoo ko bokk Rocky xanaa dama lay bàyyi kaddu gi rek nga indi say jàngat ndax yaakaar naa gis nañu ko ni ñu ko rejoindre léegi. waaw first of all dama sant di gërëm Maimouna ak Zeynab ñu def coverage bi nii. parce que déggoon naa ne sa Zeynab dafa daanu woon foofu noonu. dañ ko yóbbuwoon si hospital dañ ko yóbbuwoon si lopitaan bi waaw so ñu jox crédit bi gars yi lu ñu def foofu noonu is wonderful. so secondly mooy suñu bëggee wax si keese Ousseynou Bojang dañoo nekk fii ba suba waa comme pour gàttal ko rek mooy. jur si li ñu nekkoon di demande nga achieve nañ ko mooy justice pour ñu bàyyi Ousseynou Bojang ak système bi ñu release gars te eventually release nañ gars waaye the most important thing foofu noonu mooy dëkk dafa war a am loi bu jaar ak yoon parce que nga bàyyi nit ki nga ñëw nga arrest ko waat danga war a am reason boo xam ne waaye defal sa baaraam foog loolu gars yi am nañu reason tan déglu da nga war a am reason boo xam ne dafa concrète pour nga mën a arrest nit waaye according to li ma dégg ak li ma gis mooy when asked the question lu tax ngeen arrest ko waat there was no answer to it so foofu noonu dafa nekk loo xam ne question la ba léegi answer wut mu ngi si gaat bi understand te Ousseynou Bojang ak système bi ñu leen tëjoon for 2 good years and some months ñu ñëw bàyyi la one day nga ne finally I have my freedom I can see my family and friends nga ñëwaat rek within some hours ñu arrest la war xam nga loolu it is very sudden te ñun suñu génn noonu ñun ñëpp comme jële boo ñu ko wax foofu noonu comme ku nekk si screen bi lu mu nekk di wax mooy ñëpp ñu génn ñu so solidarité parce que tey xappul na Ousseynou Bojang ak système ëllëg mun naa xappul ci yow oo man keneen ak keneen ñun ñu toog fii nii sax ëllëg mun naa xappul si kenn fii nii so foofu lañ war a bàyyi xel wàllum justice si jotee ñëpp génn comme ñu def ko peacefully waaye di other thing mooy tear gas ñu dee sànni si civilian si ak li ma dégga parce que I was not on the ground ñu ngi sànni ndox bu tànga si kaw nit ñi xam nga loolu warut te tear gas bii ni man expérience naa ko expérience nekkul once nekkul twice dafa saf trop understand nga te nekkut ne dañ génn ak dara loo xam ne dangaa wax ne dafa disturb nit ñi dañ génn rek with some papers they are demanding justice release leen kii so man loolu foog ma ne loolu dafay warant pour ngeen jël ay tear gas wala jël roba bullet man sax dama suuta ak roba bullet di previous TLFN protest yooyu noonu te loolu warul we are all Gambians like that man ku toog si wheelchair lu moo boo xaree ma suma loxo bi right now nga xar yoo sa bés keneen ak keneen di seen bloc moo baax donc yëpp benn la xam nga maybe one way or the other man ak yow dañ bokk te xamuñ understand nga so foog naa ñu nekk di saaf tamit ñu bàyyi xel loolu ñoo tamit dañ am famille boo defee brutality against someone keneen mën na ko def sa famille even if happened to you so li ñu war a bàyyi mooy xel mooy rek ñu ñëpp Gambians leen dara su ñëwee ñu bàyyi ko xel ñu def ko si loo xam ne yoon bu jub la yoon bu jaar la so loolu laa nekk di wax su ko defee xanaa ñu bàyyi sañ Ablaye te wax nga ko si wolof roy tamit wax na ko si wolof yi noonu soo dina bugg a dégalaat kàddu yi si soose tuuti dangaa gis comme lay suñu mbokk soose yi ñu ko nekk di seetaan ñun tamit ñu dégg koy no comme lay roy ete min fa pour mayatala kende ke no ñi mo kuwati min yaalo ngo tebel jagla man sa kum ndalo fannan lay no because comme lay government ñun yëpp gis nañ dëkk bi nu mu nekk di demee correct di Adama Barrow moo nekk di understand so man nag suma opinion lay wax and everyone is entitled to his or her opinion understand nga léegi nii si election year lañ nekk lii yëpp baaxul si the sitting government understand this protest and everything that can be used against Adama Barrow maybe for December 5th election lii baaxul si comme lay lii baaxul waaw xam nga yaa ngi wax lu am solo waaye da nga war na wax si soose bàyyi ma jox awa kàddu gi mu waxal ñu ko si soose parce que yow olof bi ngay wax dafa set maa ngi ñëwaat si yow tegal ma sa baaraam awa keroog dégg naa yaa ngi waroon a dem waaye yow da nga rëcc ba tiyaa gaz bi bokkoo si ñi tiyaa gaz bi laal Maimouna ak Zeynab nag suñ ñaari jigéen yi jàmbaar yooyu ndeysaan keroog affaire yi sonal na leen trop ba dégg naa Zeynab sax dañ ko mujjee yóbbu si lopitaan bi maa ngi gis ñu ngi ko daggal benn vidéo bu fan bi mu jógee ko si lopitaan bi mu ngi toog teg naa ko si mel ni kuy jaay kuy saam bagage bi wala ku joomi yaa ngi dugaloo keroog bokkuloo si bagage yi ban jàngat nga am si lii in Mandinka
First of all, I would like to speak in English after I will speak in Mandinka. This Gambia, this country is merciless. This is a country where mortals are breathing the air of immortals. This Gambia is sad enough that we turn to the beggars. So whole Gambia, near Gambia from GB, it kind of country near Uncle Livatiji and woman Yamakake. Ninkul Milka Muli Jale, Tiaga Sulfai Mulkan, near the Mol Findita, come here cool the near Lonko, Amenyafa. Because even when Mutanola, next minute Yabula, and I am Mutakotenge. And then that question did not have any answer. Well, Lord, the politician, Adam Bala government Yininka. The question is unanswered. They cannot answer the question because so wala na gambe no fintida e be protest kan so protest wo min fane baake ga hadama dingol lam e jibe katiya ga sol fanya min tanim bonyo min tata jembe faala lan ko wol fo memene nda da yar fan tabla heno be faal because tiya ga so mi ka fo mo ka sembo warta baake mo be bola dol baramata and they don't even care still now e be continue kan katiya ga so fay e kan ndabe min fala masa kunda wala ko ye hakilo to baaka ya lon ko ni mu gambe dimbe mu gambe kilingo la hanna ya tara ni mari be pati dole to so ko amari man tara pati do to just problem also so itaka court fe ko ñu finalize di ya mari bula so mun dalilo mi yatna ya mari muta ko take nte aw job an ngal mo jama de bantale min ya lon ko il laftaka wo dalilo ñu lonne andu laftale e finti platform de ya ko molé dalila jumalat ne ya muta ko take maybe le reason so ko le ba sante mol be jahasiri ne mol mala mu reason ne be tol bulo ko so lafta ya finti platform de ya ko molé reason jumalat ne ñu muta ko take lafta ko wala la Ousmane yaa ngi woon fa am solo waaye yaakaar naa suñu dëkk bi dëkk bu am loi la dëkk bi dox si loi la yaa ngi woon fa am solo yes nga ne suma wolof bi dafa set waaye suma wolof bi moom sima moom setul so bàyyi ma dawala ko si mandinka bi no comme lambe min fokay no be election yele ko ñin demonstration o ñin ko mu metu am bete ya man sato min be siri no because this thing can be used against him so people will go against him because ñin amu community assemble warata no because constitution no ma more limit to go and assemble peacefully you can understand often constitution no assemble di mari come like if you are not satisfied. This is just peaceful demonstration, and what they were demanding is justice because they believe that injustice wale tamada. You can understand. So it ataka wale itande kad kela kontan bali atanke. Come like coming from power to the people, obviously. So the words that they were saying, power to the people. Wala murunta nangi kam because sim way mansa kunda sembo soto nyawnya. Menuye mansa sendi wale sembo soto mansati. Ando ngaje ko comme la menuye mansa sendi mo kilungal wala tata kela kontan daya. Kela kontane bali ay sendi banta ando biri fintita je obviously be minni kan yo soto so comme la mbe dani ro kela mo metu mo gambien wolti peace Barola nation address janga peace tal haya emphasize you can understand opposition or fana the likes of UDP na peace advocate you can but nyimmin ketam bengal ne ko this is not peace you can understand so we should practice what we preach so that is my own opinion ala baraka baket yamudu man comme ni ko waxe yakarna ñom dañu genn leral askan wi li tax ñu tampal len ndax dëkk bi mom dëkk loi la xana rek buñ ci joggé dañuy jall ci his excellency lawyer Dabo mu ngi amoon statement dañuy ànd ak rési ñu ñëwaat ci plateau bi inshallah bu soobee yàlla for their imagined participation in the murder of our servicemen, people who were on the streets, to make sure that those of us in our houses are safe and to make sure that those on the streets are equally safe. They were murdered in cold blood. I did not make any statement at that time. My party did not make any statement at that time because Adama Barrow's government, through the Deputy Inspector General of Police and the government spokesman, demonized UDP as a terrorist group that was responsible for the murder of these people, to the extent of linking the killer to someone who was closely connected with Yankuba Dabo and in essence also connected with the United Democratic Party. The whole objective was to make that stick
And that would give this failing government, this government that has lived in perpetual fear of UDP, lead to its proscription. It would have been declared as an illegal society, an illegal organization, an organization that is prone to violence, promote violence. In fact, I personally was accused of being an accomplice in this murder. I may seek redress for those defamatory and slanderous statements against me. But for now, we thought we should just be on the quiet, because whatever actions we might have taken, whatever statements we might have made, would have been seen as self-serving statements or as self-serving actions. Now that the trial has come to a conclusion, without a single witness insinuating the involvement of the United Democratic Party or any of its citizens, we think fit that we should say something about it now. The criminal justice system should not be used to witch hunt political opponents. This is precisely the plan that the former Deputy Inspector General of Police and the government spokesman and whatever security personnel whose advice they might have relied on, that was their main mission, that was their main plan, to paint us as violent people. We have, for 30 years, fought against dictatorship. We have, for 30 years, fought against injustice. We have, for 30 years, resisted undemocratic practice in this country. We have, for 30 years, fought against crimes in this country. But then they set themselves on a mission to project us as criminals who go to the extent of killing serving officers on duty. There couldn't have been a greater crime than that. It could even have amounted to treason. Not only murder, but even to treason. But they have failed. The evidence on that unfolded showed sloppy and shoddy investigation. It showed incompetence in the prosecution. And that is why Usainu Bojang and his sister were acquitted and discharged. It is now the duty of this government, Barrow, it is now your duty to mount up proper investigations in order to find out those who killed these serving officers. Those who have put that young lady in a state of trauma. I'm sorry, she still continues, she's still suffering from the trauma she suffered on that fateful night when she was shot. I'm so when she passes by that scene, the Tuesday's recollections would be very sour, very hurtful. This must be investigated. And if you do not carry out proper investigations, I can assure you that the next government will carry out a thorough investigation to unearth the actual murderers of our serving men. Muy noonu ba yaakaar naa ñun ñëpp dégg nañ ba Ousseynou Dabo tëj mi ñam bi xanaa roq rek ñu bàyyi la nga indil ñu si ay yaatal ak leeral incha allah. Comme His Excellency la Ousseynou Dabo lu mu nekk di wax foofu noonu bari na torop si lu mu nekk di wax foofu noonu waaye juutoo lack of time ñu wax si leena rek comme leena lu ma si pik lu gën a important si man mooy si wàllum justice still it is related to Ousseynou Bojang ak system seen case bi nii so lu mu nekk wax na foofu loo xam ne is important parce que dara su happen exemple like tey mën naa ak yow ñu am fii problème wala yow ak sow ngeen am benn problème fii ak altercation mu am seen diggante léegi sir fa mu nekk suñu kanam su ñëwee xam nga dafa war a investigate understand nga ñan ñoo fi nekk witness Maymuna
awa man mu def thorough investigation mu laajte kii laajte man ñu wax léegi bu dee ñu suñu woot bi dafa woot si dafa match ak si in favor of Sow xam nga obviously yaa tooñ bu dee dafa match in favor of yow obviously kii moo tooñ understand nga so lu nekk di wax foofu noonu judiciaire defuñ investigation bu gars yi war a def foofu noonu so loolu dafa wane ne comme gars dañ incompetence understand so foofu noonu judiciaire yi tamit te ñu bari ñu ko wax tamit te dégg la dara bu happen rek dafa thorough investigation loo xam ne dafa jaar ak yoon understand so lu nekk di wax ne mooy they are working in favor of the government the state instead of Ousainou Bojang and his sister understand nga te ku nekk as long as you are a citizen loi daf la war a protect so léegi yéen ñi toog si kanami loi foofu nag ñoo war a protect nit ñi ngeen war a jaar yoon jaar leen si yoon léegi donc citizen yi fan la ñoo dem boo amee kumba am ndey kumba amul ndey rek exactly loolu moo tax ma ne Gambia here right now mooy survival of the fittest la it is survival of the fittest dafa mel ni Ba Ousainou terminé bi am na loolu daal bokk na si li gën a am solo si kàddu moom nag li muy wax yëpp dafa am solo macha allah Ablaye comme like Ba Ousainou min fo no rohi janta justice ko wala le no because ngajiro ko comme like lawyer Ousainou Darboe to multi mi yalon ko ay loi karamba kele no so loi ko be dame ay ko ni natana loi la fanala ay wollom ba kele no because afango ba fakane no because this killing according to mbota kam mo jantanti because man sakunda ni tol man tara ko killing they have to criticize them to the extent that linking this killing to someone who is close to Yankuba Darboe, which you know is very, very wrong. When the UDP fan tend to them be jail back because come like as an opposition no work at them by it can also be used against you. You can understand because Nigel Mama can be more people we are not happy with him. So gente jam fala je bag by come like some info not opposition or the quarter finta dam away take a no damba yenana yediamo. So je fan maybe na youth soldier je understanding latte jele demanding so UDP na party leader ate minke that ate maturity data damandi ko nyim fintita dami amandi am the same thing also implies to Mama Kandeh so why ngalo ye accuse minna they have been advocating for Ousainou Darboe but it all man man say criticize minna they never come and ban that so maybe they were doing their things gathering evidence or any step tala against the government or batala come like ku jama gather so that nibe government Hitler if an sembe dula so me fanan tentula o ma fa wala da ko dina laaj ana ko rek mu nonu Ousainou Darboe diko jaajëfal bu baax système bi am solo bobu buñ fa jógee dañuy ànd ak Awa su ko defee Awa am na lu ñu amaloon ñu ànd ak rési ñu xool Awa moom nag moom heure bu génnee bu ñëwee rek indi lu am solo moom macha allah tey nag ñu xool nañu xoolal ñun ñëpp fan la demoon ak lan la ñu indi ñu xool rési incha allah rabbi ñëwaat la banko kan alnal badi malen Awa Jobe a Eco TV len dorong international people choice komin dalta kakala nyamen dorong kakala mutandiro kala kibaru la minul yalon ko ibale dibo kono ka be jabo ke se wotali kilin abiyo mbale sarakunda market len nata le pruning FJ wafla le kacha non as foko jay kan no ngaje le wafurla basiyare ne andu sandullah fana basiyare ne andu ni aja wafurla siyata sandullah la siyata wala tin wafurla siyata kan ni sandullah man siya wafil la siyala so ni sarakunda market jibe min ka foko jay wafi wala siyata so nata le pour ni to le ka cha e ka badada so to damem do ni ka sante yalla rek sante yalla ndax everyday mom fo nga sante yalla mom manam neexulo si dak ampli mom man na wax yag na study mais ba légui may sante yalla amaguma luma bëgg de mais aussi inshallah rabbi lumu yag dina ñew nu ma gisee bitig bi xam naa ne business bi mu ngi dem loolu moo tax bitig bi mu gën a fees nag yow kan moo la dimbale ba start business bi business bi ana gëm sama bopp rek te dama daan dem di jël di ambulant di dugg si koñ yi di wax di jaay di dugg si kër yi di jaay gars yi xam nga mais aussi tamit lépp ak naaj bu tàng bi dañuy wër di ambulant di jaay xam nga tamit métti na ma gëm sama bopp rek ba léegi bàyyi woo ma xam ne lu mu yàgg dinaa dem ba amal sama bopp loo xamante ne lii anytime every day dinaa gën a mën sant yàlla quoi. ok jafe lan day am si bitik bi fii xam nga léegi da nga day am problème ak lii nii seen customers yi nii. non customers yi moom du ñu am ak ñoom problème quoi ndax affaire bi jënd ak jaay la tamit booy jaay aussi da nga war a neex deret waaw nga war a xam ne maanaam
bépp nit dina ñëw si yow quoi ndax ku nekk mooy soxla jënd mais bu ñëwee tamit da ngay jéem a waxtaan ak moom naxanteeg moom waaw ndax moom maanaam bëggoo dara loo xamante maanaam kii si jëmmam li mu yor nga bëgg moom tamit yow tamit li ngay jaay moom la bëgg day ni waxaal ba juboo ba leen jubal aussi mën a dugg si yeneen ndax yeneen place yi bëri nañu fi. yow da nga am regular customers yi ñoo xamante ne da ngeen xamante comme soo amee bagage yu xees da nga dee call gars yi pour ñu ñëw wala da nga am ay random customers yi wala. non am na ay customers yoo xamante ne aussi bu ñu rombee fi daañu ma xàmmee am na ñoo xam ne xàmmee naa bu ñu rombee fi bu ñu bëgg doon jënd sax suñu fekkee ma taw fii nii daañu dugg si fii xool li ñu jënd. xam naa ne yow xale bu ndaw nga te yaa ngi góorgóor bu baax yow ban message nga am pour seen ko yéen xale yu góor yi ñu nekk out there ñu ngi wër si dëkk bi amuñ liggéey amuñ dara soo waxee benn rek ñu ne government liggéey amut fekkee gars yi dañu war a dugg si business yi ñu mun a dimbale seen bopp ak seen famille yow ban message nga mun a am si gars yi. waaw dèjà moom nit ku nekk moom maam léegi yaa war a gëm sa bopp nga xam ne si li nga nekk nii yow yaa si mën a dimbale sa bopp sàcc du la may dara fenn aussi du la may dara di dox di dem di taxawaal du la may dara aussi mais boo nekkee seen kër sa papa di la jox ngay lekk ngay naan nga dem ba màgg ba nga am ay 7 years wala ay 10 years yooyu noonu war nga xam ne maanaam tey nekkatoo xale ama gars am na ñoo xam ne dañuy naan boo demee ba am ay 15 years wala yooyu noonu doo kii nii mais maanaam boo nekkee boo starté di góorgóorlu yàlla dina la jàppale maanaam bépp nit boo góorgóorloo yàlla dina la jàppale. The challenges we face here sometimes is lack of places where to sell your goods and the increase of the price. The bill, we open by bill. So when the price of the bill is high, we open the bill, we have to sell, and we also have to increase our price. And when we increase our price, sometimes it affects the customers. It might be unaffordable to them. So it may also affect us. And when it affects us, it affects the customers, it affects the business at large. And it leads to slowness in transition and the movement of goods. The other problem we face also, the other challenge we face is also about places. Because during the Ramadan, according to KMC, the way the program here, sometimes it affects us with the one selling second-hand goods. In the morning from 6 up to 3 o'clock in the Ramadan, it will be women selling vegetables, selling fish or legumes. They will be here from 6 o'clock to 3 o'clock. And that is not good for us. So we have to wait. We as those ones selling these second-hand goods, we have to wait until 3 o'clock, 3 p.m. to start work. And during the Ramadan, everybody close work early by 6 o'clock or 6:30. So 3 hours of work is not enough for us. We would like KMC or whosoever is under control to help us to change that time for us, to at least bring it down up to 2 o'clock or 3 or 1 o'clock, just like they are doing it in normal working hours. But during the Ramadan, it affects us a lot. Sometimes I will wake up early in the morning before the woman who sell fish here come to try my little best. Yow ban jafe-jafe nga dee am si bitik bi parce que xam nga jaay boo gis foog nga am jafe-jafe foofu noonu yow ban jafe-jafe nga dee am si bitik bi fii. ok number one suñ jafe-jafe daf leen nekk courant because of suñ seetloo su julli tabaski korité wala décembre yi nii daf lee bëri lu courant di dem si ñun su nekkutee événement sax daf dee tane waaye événement lu leer lee dem si ñun daf lee bëri lool léegoo-léeg si biir fii dañ lay ñàkk laajte si biir ñu ngi am laaj daf lee nekk suñ force jafe-jafe seconde jafe-jafe moom dañ nekk ci ruq boo xam ne dëgg la ñenn ñi xam nañ ko waaye ñeneen ñi xamuñ ko pour yenn client yi dugg foog ñu am booy yoo xam ne dañ leen di fay ñuy taxaw si biti di dugal client yi almost da nga lay gis booy sax pour ñu dugal client daf lay nekk problème ndax Gambie moom mooy loolu doo lay understand nit daf lay téye pour 6 nga dugal fii sax nga fokk affaire yabaare te fekk mu ngi ut client yaa understand su yow doo xam ne comme kii mu ngi liggéey dan si leen koy fay bon ñenn ñi dañ lay ñëw ñu yoleen comprimé da ngay gis ko dugal fi ne seen booy si biti dañ yabaate because of dañ lay ñëw teg la tubé bi ne la 6 loo bëgga soo ñoom dañ lay gis ne loolu yabaate la te fekk ñoom ñu ngi ut client rek waaye ñun suñ jafe-jafe fii moom wax dëgg naa la bëriwut suñ xëy ñëw ibbi suñ place toog xaar client teg suñu ataaya waa yow xam nga fii rek nga dee def sa léegi wala da nga dee def online tamit. ok
online business ñun si WhatsApp bi lañ am donc am na suñ client yoo xam ne dañu lay wax ne ñu use TikTok bi ba xam nga suma classe gi man moom mbiram TikTok soriwuma si ok nekk na loo xam ne ni luy dimbale ndaw ñi la luy sawarloo nit ñi la because of ñun suñ toogee fii war a wan nit ñi suñ business bi naka la mel pour nit ñi xam ne nii la mel mënuñ koo defal suñ bopp suñ ko doon def téléphone di ko post tamit ñëpp duñ ko gis waaye yéen su ngeen mënee jël seen yitte ngeen ñëw di jël nit ñi fayuñ leen oowuñ leen dafa nekk loo xam ne nii jàmbaar ngeen dëgg-dëgg lii jàmbaar moo ko mun ak mun a def yitte ndax am na ñoo xam ne mun nañ ko waaye amuñ yitte bi boo yéen su ngeen bàyyee seen soxla yëpp naaj bu tàng bi ñëpp xam nañ ne tey dafa tàng démb dafa tàng bon su fekkoon ne si sedde ngeen koy def dañ naan ñii dañ bëgg lu yomba moo tax ñu ñëw si sedde waaye dañu ko def fu mu méttee ngeen ko def ñëw génnee ñu jël ñu kon dañuy gëm ne yéen a ngi liggéey te dëgg-dëgg seen liggéey bi jàmbaar moo leen ko may ak yitte ñu ngi leen di ñaanal yàlla tawfiix ak taysiir yéen a xam fu leen bëgg a àgg seen télé bi waaye dëgg-dëgg ñu ngi leen di ñaanal ngeen àgg fu kawe seen jot. bu ñu noonu di am solo moom ndeysaan sama yaay awa Jóob bëgg ceeb moom dafa am solo lool yi muy indi mais olofam bi roxee olofam bi rek laa laaj si olofam bi noo gisee olof bi. dégguma ko bu baax de. yaa ko tere waaye kii tamit. ok yow yaa demoon ci marché bi macha allah mun de bi passé indi nga lu am solo waaye tey la gën a amati solo lii ban expérience nga si am. important na baatile ñing ko si fanat dam platform de kan ni ajibe fan sara ko ndama se kono fondinke le siada je minul be foko jay wa fikan so important baatile pour kan ñin si fanat dam platform do ni ajibe fana min ka foko jay sangambe jan wala siada ni aje wa fil la siada wala sandilla la siada wala tin wa fil la siada so important baatile kan ñing ko si fata kana dam platform do ni ajibe first of all be min diama la wala be kala di chipes foko jay ta chip tabakale compared to ready made foko jay chip tabakale wala tin most of the Gambian people the next thing is the quality of the fokajay quality the niajibe is a second hand clothes model ka use ayana ya detail dafa na ya use so do bi ya katare bulo ko fa sanji fule ba use kan e man amang fara fe mankala so alaw quality nyum fana wala tan mul ka tay ka fokajay mo da e ka sang. The next thing is the uniqueness of the fokajay. Fokajay is very, very unique. A unique tabagal ko minta sifat. Mukala tinga fengo du nga je modo bala ko take miya dun kala fala wat ninga fengo du mul kan jinin ka yin sammintol because amansia yala fengo yala ka be hawr rohi ko min moñol do min be hawr ndoro ibuka moñine ka tara biti ko tek ita ka biti ko isa fengo nyinta ya tara je so man jinin karsi but fokajay is very, very unique. So a unique friend of me along a unique tabakere. So the next thing is ila yala friend ni bake kay bata dala soto andu nga jelo ko funding kello min yala ko dindi mero londoro ina tala puruka ifangol makoy kaddo ko ke fam mako ke le family fana makoy so ngin ni ka collectionol jen ko tali mum bata dala soto jaye jabiro ke minna wala mundu ko storage facility what is very, very important for storage facility wo lak tasara ko ndama ke do kon ni ajibe min yala ko biti ko soto wol safe tal be min yala ko biti mantare bulo ko kati jama bi je ni dunta marché kono ikaje fengol dandi sile ka be wafro la je so akamuta ko wol man dula so be lo feng ki pla dana every ni kanana e ka taxi la ta milke na ka ke samba andi ko dollo joji mol yalo nyamen do ko marché ataka diya la wato to modo abuka diya so fana mo fenati mi yalo ko government nyanda ka funding kel mako mi yalo ko ilafta ki pareta do ko wol andu lafta ke feng mako ke la family fana mako the next thing mi be fala wala diya muta funding kel fana fana la mi yalo ko e ka tara yaay kan sate kono ka tara fanga straight in the kan ha government man doku man tara Gambia jang kéro dafa am loko dafa mo leer na dag fofu xam nga kéro lu def wara dem def coverage nek fa di case gis nga résumé waji don ataya waji sol t-shirt bu white bi don ataya daf ko don case fi la koy waxe nak roxi ala indi lu am solo gis nga ko mu ngi won ci lu am solo mom la wax deug yalla jambar la lool noo gisee ban jàngat nga am si fëgg jaay man na fëgg jaay laay sol man pour mu leer ñëpp xam ko man fëgg jaay laay sol waaw noo ko gisee waaw foofu noonu si coverage bu mu def noonu maa ko sant di ko gërëm rek ne ko waaye si gàttal rek ndax waxtu bi jot waxtu bi mayit ñu waaw li ma wax rek mooy foo ko jaay man sax damay jaay foo ko jaay
dama lépp ñi fii like wax noonu rek dama dee jaay foo ko jaay te dama dee sol foo ko jaay understand foo ko jaay ñeneen ñi boo ko waxee rek dañ dee wax ne yow yaay sol foo ko jaay so waa du loolu foo ko jaay dafa nekk second hand clothes te ñoom ñoo gën a cheap than this ready made te ku nekk li nga mën a afford foog naa loolu nga mën a jënda understand léegi man su ma amee foo ko jaay simis nii ñu ma koo jaay 150 ma dem gis ko fashion shop nii ready made dem mën nañ maa wax 800 700 yooyu noonu te fekk bii foo ko jaay bi sa qualité bi moo gën a baax bi te su ma ko solee léegi du ma ko gis si yarami keneen loolu moo nekk loo xam ne dafa important. jeex na boo ko solee doo ko gis feneen si fëgg jaay doo nga koy am si ngay amee loo xam ne gisuloo ko si kenn. exactement fëgg jaay ñu ngi naan dafa yomb waaye yombul sax de. boo leen bëggee ngeen ñëw ma jaay leen foo ko jaay. très bien moom day jaay fëgg jaay mënuñu xanaa rek li ñu def waxtu bi daf ñuy bëgg a xocc te dafa am lu am solo lu des si éco show bi Ablaye am na lu am solo loo xam ne moom it indil nañu ko roxi xanaa dañuy ànd ak Rési dem xooli ko ñëwaat su ko defee indi si ay yaatal bu soobee yàlla. Assalamu alaikum banin jibe la labe mol jibe kan Eco TV International la the people choice dole nata na jam pro kata marché kono nimmol yediyam about ataya Kenya leno because ngalo ne ko comme like Gambia musale mi yalon ko e kata o bala min ataya is that strong sweet West African green tea you will see poured from high up into tiny glasses. It is basically gunpowder green tea boiled hard with lot of sugars and fresh mint then served in 3 rounds. First glass is strong and bitter. Second, sweeter. Third, light and minty. They brew it over cools in a little kettle, pound it back and forth to get foam. And it is stretched out for conversation. The whole process can take 30 to 60 minutes, big in Senegal and Gambia. Often shared among friends with snacks, pretty much daily life. Assalamu alaikum jimbadin jibe la be Eco TV International jibe kanda people choice bintole natale nan sere kunda marse kono pour ne mole kata min kata ataya la fannati no because ngajel ko ataya kata nyawnya be impact create kan mo la live kono te gambianol ka ubala min so jannim bari mado be sere bina konton na folo na pareta na fo mole ko ala opinion no min kata ataya la karole no na on ko be nyaade ya be nyaade kotante Eco TV ngal fanan tentu ngal jayi alla funto ke mol nyine kay la opinion on certain things particular attire so attire ntenga je nyamen menda ko no nyaare is social stuff lon ko mol ka ke ak mol bendi dulato ani nga kugilin cross attire to ne landi doron na asero do doron you will have somebody to come so nata alsi ku jama seano alsi kachano ko mu one aspect lit ne lefta ñini ngala kudula yogan gaay comme ya fo nyame no annum faran ngajire no atani nata num faya landi aka molle sabanan aka mol o bala sabanan to mo sabol kono fanan nan e ka kuja male fanan suteje because one ni yalandi hanatre mom min lo nanat nga cité nabe kacal akata nyawnye se ku kilin wala ku fula lonno amari to adun ka yar fanan comme la ata min nabal malon fa ke fanan so to bari mol ka go comme la ataya ni dal dala ni mamin ibuka era system abuka regulate no so man of course that's the reality nte kugilimbe na mbuka min suto ninga min suto ke nya jam fande bana man ke woti even like if I'm jolly going to basse ni mutala basse first thing ke mun nyini ka wala atayati so it's really part of my life adu ngalo mo jima fana ka ko nyaale nema min kilo kono dolbe je ngali ni mutala jara soma atay wafulal mulbe je do nte buko ke but atay wafulal je they go and buy even a cask to drink it to stabilize their systems yes ya wala no zambari ya membo mole ja wala nkoti no ata ngajelo comme life ko be mati dal nzafo no comme like addiction ole ni tata fay addicta ta bala e buka abula no because nan na jenne nganna dar fa matara sirin jangi tolbe atale no be kacha kam fana wo fe ko mo kolti mi yalon ka kumata ba kele no because abe bon nyim fanan fastale da malta pra gana strong you know so do ko wala ni manda do ko ni ofta lu men kan kafu nyom malam he is very good in cooking attire so I always come and hang around to drink attire before doing anything so it's a social thing we yalon ko attire even in the village na mo le tabiroke na mo le kuliol soto na attire man de mon ko mum force complain ko attire le so it's part of I can say it's a social thing dal
aka mol kamben aka mol kafundi nyoma hani bitambi kani momela sa fanye koto ke ten solo atala so that cordialness fana ka ke mol damma on tema and that's what we believe in ya wala na ya onko la baraka ba ke no fana mo la tamo di mo la promo ni ka mol contenta o ko la baka baraka ba ke thank you Echo TV thank you importance of attire. 1, we have community glow. Blowing attire is an open invitation. The kettle on the charcoal stove signals friends and neighbors to gather, share stories, joke, or quiet companies. It creates a cycle where everyone sits together, breaking down barriers of ages, background, or status. Another importance of attire is time and patience. The ceremony takes 3 rounds: 1 bitter, 2 sweeter, 3 unsweetest. Each pound back and forth to boil foam. That slowness forces people to pursue listening and be present. Some people say it teaches patience and deepen friendship. Health benefit of attire is because attire is made from green tea. It's carried the usual benefit, alertness, memory support, and through the traditional heavy sugar cuts some of the benefit. Another importance of attire is its hospitality and respect. Offering attire is a sign of hospitality. If you are welcome into someone's home or gathering and offer tea, it is a gesture of respect and friendship. Refusing can sometimes be seen as distancing yourself socially. Another important is cultural identity. Attire is a strong part of identity, especially among young people in urban areas. It's common to see groups gathering around a small stove making tea. This has become a cultural symbol of community and everyday life. Munu nonu di am solo ñu andon sek Ablaye Sow Sow bu la jeri poli ndeke bëgg ñu ataaya de ah mais ma xam nga ma jaaxal tay tay ñu Ibulaay lay laaj Ibulaay ñun moo ñu tàmbal di ñu jox ataaya si moo leen show bi na sama bu xam nga ni nanu léegi ñu Ibulaay tay xamu fan la dugg suñ paré mom fa ñu amal mom problème di lu am solo ndax ataaya mom gis nga yaakaar naa yaatal yi nga si indi Ablaye di lu am solo xanaa rek ñu bàyyi la kàddu gi nga indil ñu si ay faram fàcc waaye nag defal ñu ko si wolof ndax ñun ñëpp dégg nañ li nga wax si Mandinka muy lu am solo so pour bokk téléspectateurs yi seetaan ñoom it ñu am luñ si jëriñu ndax ataaya dafa mel ni am na solo mais ataaya gars dañu yaakaar ne lu yomb la mais seer na de parce que man gis naa réalisateur ñu ñëwal ataaya yoo xam ne ataaya yooyu seer nañ de. loolu la rek comme like Eliman noo ko waxee rek ataaya gis nañ comme like Gambia fii nii jógee ko Gambia ak Sénégal kay leen di ko balaa naan ataaya te ataaya ñun comme lay dañ ko dee fone comme lay is only green tea waaye dafa am important boo xam ne ataaya dañ ko dee mën a def understand te kay suñ tegee ataaya ñu teg ataaya comme la ñu teg ataaya fii dañuy gis ñoo xam ne daal comme soo tegee rek dangaa mën a attract nit si so ñooy noonu nag suñ demee ba ñëw si waxtaan bi tamit comme lay da ngeen mën a xamante comme lay seen boon bi ataaya dara la loo xam ne comme lay def mun naa dëggal loo ñaari nit seen diggante understand comme lay man su fekkee dama dee dem liggéey te doo ma liggéey ma ñëw si yow pour ñu campé ñu teg ataaya bi lu bon bon si waxtaan bi dinaa mën a jàngal leen wala dinaa mën a jàngal benn wala ñaari things si yow loo xam ne it is very very important and gis nañ tamit ñeneen ñi tamit suñu addicté si ataaya suñu ko naanutee tamit seen système yi tamit du dee mën a réguler so lii yëpp comme lay things la loo xam ne daal comme lay mën naa wax drogue la sometimes dafa dee mën a soo ko addicté rek comme lay soo moom ñu ko nekk di waxee mu ne moom naa ko sa boo ko bi mun koo métti so ataaya is very very important because suñ demee si ngénte yi sa wala kata yi ñu sa ngeen ma gis gars ñu ko def so it becomes culture in our society so it is very very important mais du loolu rek sax foog naa parce que xam nga yow wax nga lu am solo si jotaay beeg ni muy indilee waxtaan ñun ñeeg yooyu waaye ataaya sax boo ko seetloo boo lekkee tey ba sa biir fees boo ko naanee dafa baax pour digest lañ koy wax pour digest dafa am solo lool si man noonu la may def waaw moo tax heure bu ma yeewoo damay bëgg Ibulaay dama ko saaf tey nag daf ma dóor xeer mais garaawut waaw li ngeen wax fi ne dafa am importance ay non dama la ko yëgal rek waaw comme li ma si wax mooy ataaya soo dafa ne comme ngénte ak leneen
ataaya daf si de nekk waaye man nekk naa witness even si dëj nit ñi dañ dee brew foofu noonu ataaya moo mel noonu dafa am doole trop dafa nekk loo xam ne dafa ndaw waaye am na doole te nekkul Sénégal Gambie rek di wan nii bii ataaya bu neex la de xoolal bi te nekkul Gambie Sénégal rek Afrique moo mel noonu Afrique ataaya kay seen number one ataaya gis naa léegi résid bi ma woon benn niraal boo xam ne tubaab laa gis foofu muy naan ataaya tubaab exactly so ataaya dafa nekk loo xam ne daf day assi unity da ngaa gis koo xam ne sax xamut leen waaye mu gis ne nga ni lifin buru ataaya rek dina ñëw ma witness naa loolu du ma dee naan ataaya waaye su ma dee toog su ma ñoom yaay jaadeen ci nekk di buru ataaya nit dafaa nekk di romba rek waaw mu laajte après télé ba suñ ne ko waaw mu ñëw ñu sotti jox ko te xamuñ ko xamut ñu toog noonu tamit soo gis nga daf day assi unity daf day assi trust parce que yow man xaw ma xamoo nga romb rek gis ma maa ngi toog ataaya nga ne ma ñor na ma ne waaw mais ma si ma jox la yow dama xam ndax man def naa fa drogue wala def ma fa drogue waaw léegi dafa acid trust si diggante te daf dee tax nit ñi ñu bon ñu nekk benn te léegi loolu foofu noonu man dama ko laaj trop even though du ma dee naan ataaya waaye bugga naa ko trop parce que lu mu lay ici dafa important roog ñu am solo xii xanaa rek du ñu fa jógee jàll ndax waxtu xoj nañu bu yàgg yow nag tey sa yaram daa tàng li ñu def mooy dañuy dem si sport Sénégal Gambie amoon nañ match bu am solo fële sa stade Abdoulaye Wade Dakar suñ gaynde yi demoon fa ñu nit suñu sport coréen yi noonu lañ ko sport coréen si demoon nañ fa amoon fa match bu am solo waaw noonu la bu ma déglu ci fay su ma làkk anglais bàyyi ma rek ma waaw xam naa suñ la rek fay foofu nga mën a jàpp nga dem noonu rek soo génnee si biti nga wax lu rom foofu noonu gars yi dañuy laaj anglais yi may làkk ñoom ñoo dëgg may làkk léegi-léegi su ko defee danañ ànd ak Zizi ñu am ñu fa wan lu am solo ndax match ba amoon na solo lool diggante Sénégal Gambie waaw. Il avait protégé Edouard Mendy. Chérif Ndiaye dans la surface de réparation, il résiste. Chérif Ndiaye le centre en déséquilibre. Ismaïla Sarr et Chérif Ndiaye qui va éviter la sortie. Ismaïla Sarr la frappe. Bari c'est repoussé par côté gambien. De l'autre côté, le décalage pour Joseph Cissé. 18e minute. Tuer la sécurité. Hein. Ouais, la combinaison, le corner joué à la Rémoise. Et là, je crois que Dramé a de Nobel Mendy. C'est pour ça qu'on l'a sélectionné, c'est pour ça. Malik Diouf au premier poteau. Et le coup de tête d'Abdoulaye Seck. Et là, Malik Diouf, lui à 9e minute. On l'avait dit que lui, aussi bien défensif qu'offensif. Ismaïla Sarr, Ibrahim Ba. Il marque au moins 1 minute après son entrée. Lui, il aura marqué des points durant cette trêve internationale. Ibrahim Mbaye. Premier but en Soudan, c'était contre le Soudan. Mané, le centre de Mané au premier poteau. Second poteau, la tête. Et Yvan Diouf qui se trouve faute de main du gardien. Reprise d'Omar Colley. Ça ne lui arrive pas souvent pourtant à Yvan Diouf. Ah, c'est un but qui relance le Minté face à Antoine Mendy, le centre de Minté. Et le sauvetage. Lamine Camara. Ibrahim Baye, le centre vers Bamba Dieng. Il a Kanegeuil. La talonnade, Habib Diallo. Lamine Camara. Pour la paix. Le 3e but des Lions. Ah, il aime avec ce plat du pied sur la lucarne pour permettre au Sénégal. Il a loolu am solo diggante Sénégal Gambie la woon fële sa aéroport stade Abdoulaye Wade loolu suñu gaynde yi nag yaakaar naa ne ku xool match bi xam ne Sénégal win nañu waaye am nañ team bu baax a baax jos fini suñuy ndaw moo ñu dese woon waaye nag kenn sonal luñu ku dul Boy Lamine Camara bi heure bu ñu dajeek Sénégal rek moom moo ñuy score soo xoolee nu mu fa demee waaw balaa ngaa commencé gisee match bi ndax ñu bëri dañ foogoon ne Sénégal daf ñuy win góor yu bari ay foofu laa buggee ñoom nag foofu laa buggee ñoom ñi game moo keda ñaameng was in Sénégal during the game but before game by start la Sénégal luñ kool iba fole ko bilen ba gabeno fale kaka ñi la mëna def bilen ba fale telal leen ñi rek understand nga te dañ ñu dogo nga gis ñene ci dañ ma wax ne 99 ngeen am 100 bi ñu meelon ko telal ne mëna leen ngeen yalla baxna ne leen tok rek ñun dañu wax dañoo xaar waye comme ñu fogé ne game bi non la mo démé game bi dem ñu dañ fa nga dañoo ñoo ñu Philippe Falak gam yan ci rek ñu dem seen ñoom doga lokki dem ma loolu la won rek ya dem lokki rek ñu win understand nga waye def nga ko set game bi ma set nako from the beginning to the end Gambians they did well
understand Scorpions they played well te dañ play Sénégal ñoom sa nekkul woon di expect loolu noonu definitely te seen gars yi foofu noonu dañ confess gars ñu ne previously ak now dafa differ Gambien si seen previous game bi ak game bu gars yi am tey dafa utee so foofu noonu exact dee maa rek di fay suma olof bi xam nga dama mu nekk parfait exactly so foofu noonu dañu over surprise gars am nga seen nit ki bu dee bu ko woon every time like dina expect li jox ko different direction understand bu ñu expect nga jox ko loolu so bés boobu noonu lu ñu leen wan foofu noonu moo ne ñun we can do better we can do best we can do better than previously ku nekk da ngaa improve boo tey ngay fumble ëllëg mun ngaa improve nga nekk mu dem to perfection waaye at the end of the day it is still Senegambia it is just a frail game waaw gis na ne play bi bu mu jeexee players ñu ngi am na solo suma la téere du baax noo gisee game bi noo gisee game bi nga jéem moo ñu ñaame comme Gambia no play-tal dal e play-ta baka ba min min lakta je wala communication o nyinde yala mom football lo mbake bar ni ajibe communication is very important filo ko je community diam la ñoy bari la man so la ñanta ka communicate ya chance jamala so and the chance jamala fay so they have to work on that Maju am na solo daw na faral la men kamara man di ko ni man sabar ale be sabar ba seytane lalu kamera non bale lalu mo ni daw ya men daawata biko ndena dar wan go wo bo gisee sun players yi no before the game ñu fogon ak after the energy was there the vibes was there the fans club the mami sira ñu la o bala gere ni no mo ne ka sen ayon female ayon la ni bobu non you know so come like it was so good the fans they give the energy everyone was more maybe have Lamin Camara parce que la mo anytime you comme jox ñu goal bi no but it was nice because after game bi just na la xam nga rési ñu won fi lu am solo xam nga li gëna am solo ci game bi moy jamm bi nga xam ne ñu koy suuxat jamm dañ koy suuxat ñu melni bo jëmbaté sa garab bo yewo dañ ci def ndox pour mu gëna dund fofu non sa la bu gon ñoo mo nekk digënté Lamin Camara ak Sané you know because comme like guy bi ñu won fi ni is just like you know the peace between Senegal and Gambia this time xam nga Ablaye doguma la li ci am solo moy xeyna du bi rek sax image yi bari na Lamin Camara ak ki ñoo bokkon team so baye xel ki carrière am yeb Sénégal la ko gëna def limay sakku mo ñun Gambia nañu fexé am test game fi ci réew mi nañu invite Sénégal ñi ñëw test game fi ci réew mi GFF su ko defé mëna def suñu stadium non do mën nañ ko def xam nga lu tax mën nañ ko def ñu am ñu mën ta def di issue before game bi dañ doon wax naan Sénégal dañuy def nangam gis nga ñun Gambie ni nañ ko développement boobu noonu ñun lañ gëm ne ñun mën nañ ñun Sénégal te ñun ñëpp seetaan nañ game bi gis nañ ne match bi jos laa ko mu ndaw rek moo ñu manqué pour ñu pare ak Sénégal so li may ñaan mooy dañu am test game fii ba pare li ñu Sénégal rawee mooy Sénégal dafa play 2 days ñoo play waat ak ñun Sénégal dañu ëpp compétition li ñuy compétir mu gën a bari comme ñun so boo bàyyee xel loolu rek mooy suñu problème mu am lu am solo xoolal Minté rési ñu la koy wan mook El Hadj Ousseynou Diouf Sénégal soo xoolee loolu la rési di wan li jàmm la xam nga El Hadj Diouf si Afrique ku ko xamul yaakaar naa amul si wàllu football tey suñ demee ba Minté toog am pour waxtaan ak moom li yokkute la si suñ players yi waaye yokkute la si Afrique li image bu rafet la so mu ngi noonu ban jàng lii moom foog ñu congratulate suñu boys yi noonu because ñun xam ne Sénégal ñoom ñoo jógee win lii nii AFCON Sénégal team du team bu daw also secondly also when it comes to our own team gis nañ changes bu bari you know because ñu bari ñëwoon ak Moussa Baro mu ngi woon si injury yaagu depuis mu recover and also change lii nii bi tamit kii nii tamit jël na changes bu bari suñu lii nii bi code bi tamit noonu def na changes yu bari so maybe player yi tamit comme loolu la nekk you know so it was a nice game to be honest bay jàmbaar leen play jërëjëf Ablaye xanaa rek ñu ngi si cëppaandawal émission bi am na solo lool kontaan nañ lool si yaatal yi ngeen fi indi li si def mooy dafa am xew-xew bu am fële sa Bundung di am at bu jot di Oustaz Al Mansour Kane dafay amal gàmmu annuel at bu jot bii di 16th edition mu koy defee Bundung Nusrat di si woo ñëpp nag gàmmu gi day start on the 5th of Friday bii di ñëw
dimanche on the 5th April dimanche lay start si jàngu kaamil la koy commencé roqi su ko defee bu ñu demee ba si next week bi si àjjuma ja di on the 11 mu close ko ak ay ñaan nee na dina ñaanal ñi nga xam ne dañuy ànd ak moom te seeni waajur génn àdduna wala ñi daan ànd ak moom ñoom sax ñu génn àdduna dana leen ñaanal si kaamil bi waaye ñi nga xam ne ñooy jàppale daaraam bi oustaz nee na du leen fàtte dina leen ñaanal leen si wàccee kaamil boobu incha allahu rabbi si Friday bi bu ñu xëyee si Saturday bi di gàmmu gi nee na mu ngi sant ak ngërëm bépp média bu nekk si dëkk bi télévision yeeg rajo yi waaye nag day xaajal ngërëm mànde gu yaatu si Eco TV ndax Eco TV teleem la ndax Eco TV la lay àndal si lu ne bu soxlaa ñu ñëw su ko defee Eco TV it di jox ñëpp di dajee ne gàmmu googu incha allah rabbi dañ fa teew ak full team bi incha allah mu ngi noonu gàmmu gi yaakaar naa ñu ngi koy waaj de ñu ngi ko waaj kay incha allah lu important rek yàlla ñu fekke ko jàmm ak salaam bu soobee yàlla Ousmane kon dama lay bàyyi si gàmmu gi tàggatoo waale rek benn yoon ndax waxtu wi jeex na nit ñi ka di ko comme ne ku nekk moom soxla na ñaan yi no so as far as moom ko fekkee dafa dem gàmmu pour ñaanal nit yi moom mu xoola mu ñaakala ooy no sadanka moom su fekkee mun na la faa yóbbu moom mun nga faa dem yi no pour nga fekkee gàmmu because ñaan moom lu am solo la no so waaye as far as tamit time bi tamit jeex na no so pero ko si soose no so sempre programme mo kum fa dulale no so sembe mbe konton drum ronde la element kay no dalla badi ma abdullah so to la natale no jëm pour kana na mi ngira lo mo ko na fa ya la baraka barke fo wati jërëjëf mu ngi noonu mbokk yi xanaa di leen wax ne waxtu wi jeex na bu yàgg waaye nag ak Eco Show beeg yu am solo yi ñu leen doon faram-fàcceel moo tax su ko defee muy loolu lii lañ leen amaloon tey mbokk yi seen télévision Eco Show di leen ñaanalaat jàmm yéen ñëpp di leen jox dig daje di wax ne waxtu wee xat lool waaye mu ngi noonu incha allah rabbi di leen jox dig daje ba altine roqi ba beneen yoon mbokk yi jërë ngeen jëf incha allah